jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji lépp fooy ren lu ne histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jageen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi lu bés ci xibaar yi bokk na ca ni jéye amati barki dem fi nga xam mooy ca diwaanu Kër Massar ginnaaw Mariama Sagna manu faat bakkanam nekkoon militante parti Pastef enquête ubbeeku na ca am na ñun teg loxo ci wàll gi dañ ci ñëw ci biir xabaar nu mu gën a yaatoo dañ ca bokk lu soxal secteur bi nga xam moom lañ dénk leen wooye service yu Sénégal yi lu mel ni hôtel yeeg ñoom seen ak mbirum immobilier mi ngi dox la ñuy wax ANS dañoo ko xamle waaye teewul ñi xam-xam màcc jëm ci wàllu gu ni mel gis nañ ci ànd ak teel la ñuy wax ndax mbir yi taxu koo jàllu kaañ dana ca bokk tam lu soxal li nga xam mooy jàngoro yi bët anam gën ko war a taxawoo centre bopp mi koy taxaw bokk ci yooyu lay centre waaye jàngoro yi ko topp moom tam bari na lool kilifa yaa ngi sàkku état jàppee leen seen nekk gën a ñëw daañu ci ñëw ànd ca Mansour Sow ci biir xabaar yi dañ ci bokk lu soxal baccalauréat 2018 pàcc bi ñu jëlee octobre gi nga xam maanaam dabaatal moo ko tax a jóg ñaga cam amul benn gàllankoor bu ci am bu demee fe nga xam mooy centre Amadou Hampâté Bâ dañ ci ànd ak Adja Ndiaye niskis faram fàcce gi gërëm leen cànd beek ñun tàmbali xabaar yi ginnaaw jéye ja xew ca Kër Massar ak benn soxna bu nu faat bakkanam Mariama Sagna nekkoon kàngam ci parti Pastef ñu faat bakkanam ginnaaw ab meeting bu fa am rek ay waxtu yu néew ginnaaw bi fi mu toll nii nag enquête ba mi ngi tàmbalee wëy ay mbóot tàmbali naa feeñ am na sax ñun tegandi loxo jàpp ni seen loxo laal na ci wàllu gu ni mel Abdoulaye Wañanga def na doxantu ànd ci ak Ibrahima Togala reportage. kër bi nga xam ne fa la Mariama Sagna dëkk mu nekk responsable Pastef bu ñu faat bakkanam ci boobule kër li nga xam ne moom mooy nakara tiis lañ fa nemmeeku pam bile dañ ko daal di agressé ci biir këram ci guddi samedi jàpp dimanche. seen waa kër duñ foog ne ñoom doo nga ñàkk mais ñun ñëpp a ñàkk ñun daal leen la ñuy wax yàlla na ko yàlla xaare àjjana. ay nit yu ñu suspecté dañ leen teg loxo jamono ji am na tamit benn pool d'avocat bu ñu taxawal ngir ñu mën a xam lu tax ñu faat bakkan kii di Mariama Sagna. donc enquête bi commencé na ba effectivement am na suspect yoo xamante ni identifié nañ leen ñun suñu pool d'avocat lu ñuy déclaré mooy que ni bu ñu exclure benn piste. Mariama Sagna nekkoon membre parti Pastef leaderam Ousmane Sonko daal di dem ci bile kër ngir rek jébbal ay njaalam. xam ne démb ci meeting bi la donc ça fait même pas encore 24 heures bokk naa ci ñu ngi gis jàpp naa ni ñu nekk ci parti yëpp choc la. meeru Kër Massar bi di ñaawlu jëf jëlee sàkku na ñu daal di renforcer lii di sécurité bi ci bile gox. loolu nag en tant que maire de la commune damay jaale seen i mbokk di leen masaw bu baax a baax mais aussi nag état bi mu taxaw ci sécurité Kër Massar mu renforcer. Mariama Sagna apparition publique am mu ngi amee laata ñuy faat bakkanam moom nag mu bàyyi ñett ci ay bant waaye tamit benn famille boo xam ne jamono ji ci nakar ak tiis la ñu nekk.
Abdoulaye Wadianga ni nga ko waxee enquête baa ngay wéy ngir ñu xam ba xam ñen ñoo def jëf juni mel beneen kàddu njaal jib na jëm ci ki nu ñàkk ñun waa groupe Excaf Télécom muy Seyda soxna Seynab Fall ginnaaw ba mu ñàkkee bakkanam démb ki nga xam moo di Maysa Babou économiste la ci biir Sénégal ñu bari xam ko mu ne moom mi ngi feddali kóllëreem ak it di wax ne ki nu ñàkk Sénégal gépp ñoo ko ñàkk yëkkati na kàddum njaal dénk na ko sunu reporter. waa xanaa may jaale soxna Ajaratu Zeynab Fall ci DTV ndax ay dalam ndax li ñu xam ci moom ci lu baax muy jàngalekat bu mag di oustaz di def ay conférence yu mag te di def ay émission yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ci DTV mën nañ jàpp ne lépp ci dal la ko def te nit ku baax la seede yi daal c'est unanime ñu ngi koy jaale groupe di ko jaale famille am mais di ko jàll aussi ay waa koñam ak xale yi nga xam ne daf leen yoroon ci daara yàlla na ko yàlla xare aljana. jaajëf mu doon maître wala sax professeur Maysa Babou xam-xam maa ci jëm ci wàllum koom-koom ba tey ci wàllum koom-koom ci biir Sénégal jàpp leen ni lu soxal ANSD li mu wax bërki démb xam lenaan lu jëm ci tolluwaayam koom lu mel ni ki hôtel yeeg ñoom seen restaurant yi waaye itam immobilier yokkute am na ci bu wér joxe ay chiffres tey ji rédaction bu di TV dafa def gëstu bu xóot jox kàddu gi ñi seen xam-xam maa ci jëm ci wàllu gi bokk na ca ñi seen xam-xam maa ci jëm ci wàllum tourisme la ñu jàpp mooy nañ ci ànd ak dal mbiri dox gi taxu koo demee noonu ci wàllum koom tam ci ngeen dégg sàng di Maysa Babou mooy itam loolu la xamle mu ni mbiri daal daanaka dàq na pon dàq na ko kon nañ ci tey gëstu Mouhamadou Diallo. muy yokkute bu nemmeeku si 0,8% te njënd ak njaay wàllum xarala yu yees yi mbirum banque ak assurance ak yeneen gën see fës. yokkute moom baax na xëy na lim yokku taxu ko sakkan trop bante mën nañ ko rafetlu yokkute bi nag soo ko gisee ñuy wax service loolu moom affaire banque yi la ñoo yokku tuuti kon wala boog ñu ne téléphone yi ñoo yokku bokk na ci sax commerce bi lu mel ni ay Auchan ak yu mel noonu supermarché yi fi nekk mais da ngay gis ne yokkute yooyu xëy na mënoon na ëpp noonu daal. hôtellerie ak restauration kër dallukaay yooyu gën see fës lool ñoom sax téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi def nañ ko si jéego yooyu bu nu sukkandikoo si ANSD. loolu ay théorie la rek c'est pas le cas aujourd'hui da ngay xool entre touristes yi nan la ñu koy compter billet d'avion yi di avion yi di wàcce si billet d'avion yooyu da nga ko ciy compter bateau yi di costé da nga ko ciy compter entre touristes yi ci biir hôtel yi di fi fanaan da nga ko ciy compter loolu la ñuy jël synthétiser ko amul dara lu fi yokku wala lu fi wàññeeku le secteur reste au ralenti. yokkute boobu si wàllum liggéey bi ak lépp lu ñu si amal na njëriñ bu baax askanu Sénégal ak itamit nguur gi. daal xëy na ñun niñ ci profité consommateur bi mooy qualité bi waaw su qualité bi baaxee yow mi jënd de xëy na jënd nga lu baax ndax téléphone Sénégal moo gën presque ci Afrique kon mën nañ jàpp ne loolu daal mën nañ ko ci gagné état bi tamit lu mu tuuti dana ci am tuuti impôt nag ndax bénéfice bi moom bala ñu ko yóbbu France. dañuy fay fii impôt tuuti ba pare doo ko yóbbu. wàllum tourisme dina def lu am solo si lépp luy koom bu ñu liggéeyee si Sénégal tolloog sax téeméer boo jël juróom-benn bu tombal juróom-ñett ak tamit mbébét bu leer bu ñu am ngir dalal lu tolloog 7 millions si ay touristes bu nu àggee si 2023 muy mbébét bu am solo boo xam ne laaj na ay jëf yu leer. et puis ubbiwaat bureau de promotion touristique ci marché émetteurs yi teg fa ay nit ñu xam tourisme ay nit ñu xarañ nit ñu mën a jaay destination bi nga teg leen fa mais teg ci bureau di lire journal rek soli cravate ak soli costume defe naa ne loolu yorul am réew nag bu ngeen bëggee mu développer ay pexe ko yor. muy gis-gis bu ñu war a jëmmal ngir Sénégal gën a nekk réew bu ñuy sawar a ñëw. il faut ñu alléger destination bi Sénégal dañoo mel ne ñuy vivre comme ñu nekk sax gannaaw Paris wala New York mais boo bëggee ñëw Sénégal ñu ne la billet d'avion baa nga àgg ci 800 et quelques mille wala 600 et quelques mille nga xalaat hôtel ba ma fay jël pour nekk dans de très bonnes conditions hôtelu 4 wala 5 étoiles ñu ne la chambre hôtel baa nga jar ay 70 000 wala 75 000 nga bëgg ko calculer def fi une semaine ça fait combien ça fait presque en hébergement le prix du billet d'avion. Est-ce que tu comprends? Et tes déplacements dans la ville? wàllum service yi ci Sénégal ñu bëri dañoo jàpp ne li ci ëpp solo day dem biti réew loolu sax pour soppi ko laaj na ay ndogal yu dëgër ak i doxalina yu yees. waaw wëlbati
tërinu koom Sénégal ni mu tëddee mooy daanaka lépp dafa nekk ci loxo ay ñu fi nekkul ci biti réew loolu nag li leen ko yombal mooy li ñuy wax code des investissements ndax soo ñëwee ci réew mi bëgg a investir yor sa xaalis ak foo mën a jógee loo mën a yor ci xaalis donte xaalis bu sax xaalisu sàcc la très souvent dañ koy luubal dugal ko ci biir réew mi te code bi dafa ubbeeku ne leen lu waay mën a def na ko def maanaam dañ ko baarewut comme Maroc comme Égypte comme Tunisie nga xam ne bala nga faa def sa benn dërëm dañ lay forcer nga ànd ak waa réew ma. jéego yu am solo yooyu am si wàllum service yi njënd ak jaay wàllum hôtellerie ak restauration ak yeneen fànn yi am na lu ko xaw a wàññi tuuti muy wàññite bu nu nemmeeku si lépp lu ñu doon liggéey si wàllum banque yi assurance yi waaye tamit dem bi ak dikk bi. jaajëf Mouhamadou Diallo jàll ci beneen mbir soxal wàllum koom-koom ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukki milliards la ñu def ca fee nga xam moo soxal diwaanu ko Ferlo bi mu diwaanu wàllu la ko wër ñu ni que daañu ko fa def ci ñeenti at yi ñu dëgmal lañ ci bëgg mooy fexe ba suqali gox ba ci wàllum koom-koom ba mu gën a war a mën a naat ba nga xamante ni bi lépp lu fay koom-koom dina mën a jëm ca kanam. Gambi Diagne mi ngi woon am ndaje mu yaatu correspondance. projet bii nag li ko tax a jóg moom mooy fexe ba li nga xamee ni moom mooy Ferlo bu Sénégal ñu fexe ba dooleel ak aalam bi ak gàncax gi nga xamee ni bu ñu dellu see ndox mi dana nekk lu koy dundal. projet la boo xam ni day fexe ba wàññi jafe-jafe yi nekk ci zone bi ñuy wax Ferlo zone Ferlo ñëpp xam nañ ni depuis sécheresse su année 70 dafa am ay jafe-jafe yu bare. ñàkk ndox bay bi commencé fi fay jur gi aussi nekk ci ay jafe-jafe. projet bii nag boo koy xayma daan ci dugal ci koppar lu jege ci 300 milliards xaalisu suñum réew loolee nag dana jaarale ndox mi ci lenn ci ay centrale voltaïque yu nga xamee ni appaandaw ga moom mooy ndox mi gën a mën a dem ak doole gu am solo. su nga doon xayma tey maanaam mi ngi ci. ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi milliards de francs CFA bëgg nañ ko door déwén ndax président de la république président Macky Sall joxe na ci accord am pour ñu def ko wax na sunu ministre tamit jox nañu ndigal pour ñu commencer. ñeenti at yi ñu jëm nag at mu nekk daañu jël ndox mi nag daal di koy wutal ay yoon daal di koy wutal nag ay centrale photovoltaïque yu nga xamee ni ñoo koy bëmax ak doole ju mat sëkk ngir nag mu yegg fi nga xamee ni foofu la ñu ko nisër. 650 mètres cubes bu ndox at chaque at jële ko Kër Momar Sarr yóbbu ko si ñaari branche benn branche bi dina egg ba Vélingara Ferlo di jaar Mbula jaar Yang-Yang jaar Linguère jaar Barkédji ba egg Vélingara Ferlo beneen bi itamit di jóge Mbula jaar côté Thiel dem ba egg ba Daara dina permettre vraiment nekkuwaayu askan wi ci zone boobu amélioré wu jur gi mën a am ndox mu doy et itamit bay ba fa amoon mën fee dellu ci waat. kon nag fi mu nekk nii way wi jib na mën nañu jàpp ni région yii di Saint-Louis Louga ak Matam daañu leen roosewaat ba ñu tooy xepp ngir nag comme mën a nekk lu mucc ayib. Gambi Diagne jaajëf waxtaane wàllu wér-gu-yaram ndax gis na nit ñi ngi ci weer yu duppee octobre rose daal di koy jagleel soxna yi xeex jàngoro yi cancer mu leen tax a jóg tey ndaje mu yaatu am na ci hôpital Dantec lañ jublu mooy fexe ba ñaax askan wi waaye itam waxtaane jëmtukaay waxtaane paj mi nus ci war a mën a fagaroo loolu lépp nekkoon xeetu ëngam lugu yaatu bu ay kàngam seqoon ci teewaayu Ndeye Fatim Lo. soo leen xoolee rek wala nga li ñu dégg ñuy wax di nga yëg bu baax seeni méttit ay weer a ngi nii ñaari soxna yi kii toll ci juróom fukki at ak ñaar keneen ki ci juróom ñaar fukk ak ñett ñuy xeex feebar bi di cancer buntu ci jurukaay yi. dama amoon feebaru cancer bi ñëw bëti ci jurukaay bi ak dina di am na ak léegi de damay dem ak ñëw rek muy ñëw di boobu yaram mi danoon tàng biir bi di diis. du ma mën a lekk du ma mën a def dara. affaire njurum doom daal di sa wax ci laa ko jëlee waaw maa toog ba yàgg rek may gis deret may dem di faju ci docteur yi infirmier di faju ba mu dem ba ma doole daal daaw jéeg ma tàmbali ca kóorub daaw jéeg.
amuñu sax ay moyens ngir mën a faj seen soxla ak seen bu waa kër tey jii faaw nag ñu am loo xam ne ni dinañ mën a faju mu doon ab faj boo xam ne cher na loolu. bi ma joxee rendez-vous weer ma ñëwee ñu bindal ma ordonnance bi léeg-léeg ñu dem fukk ak ñeent fukk ak juróom ba fukk ak juróom-benn ay xale yu ndaw rek laa yor ci seen bàpp dafa génn àddina moom ñooy portaatu rek lu ñu portaatu rek rendez-vous bi ñëwee ñu jënd ci ordonnance bi. maa nga dëkk ca Taïba ca Mboro saa yi may ñëw fii maa ngi ñëw te saa yi ma ñëwee xaalis ba bari laa indi xaalis ba bari daal am naa fi ay yoon yoo xam bu ñu ne fanweer gi ne ñaar fan yii rek laa fi indi ay fukki junni ak juróom yooyu. ba tax na association bi di xeex cancer wu ween yi moom nag li mu bëgg tey ji mooy ñu maye lépp lu jëm ci wàllum fajum cancer. dëgg yàlla nag état bi am na lu mu si def am na jéego yu bëri yu mu si def ma ba tey des na jigéen ñi Sénégal sonn nañu surtout ñu mel malade du cancer yi ñun daal li ñu doon suñu mbébét mooy ñu def gratuité des soins du cancer loolu daal mooy suñu plaidoyer. cancer nekk na feebar boo xam ne dafa diis loolu ci wàllum xalaat ba tax na association bi profité na ci ndekki yi muy may malade yi ak seen waa kër ngir gën leen a ñaax ci njëriñu di gunge seeni malade ci seen diiru traitement. ndax ñëpp xam nañu ne feebar dafa métti raw dolli nag feebaru cancer te nañu xam ne cancer du feebar buy wàlle te ñi nga xam ne ñu ngi jànkoonteeg feebar bi dañuy soxla seeni mbokk te bañ nag di ko yërëmtalu plutôt sax di waxtaan ak moom di ko mu mën a génne feebar bi ci moom. ci benn bés ndoket rose yi dem nañ ci institut Curie maternité bi ak pédiatrie bu hôpital Aristide Le Dantec ngir may ay ndekki góor ak jigéen ak ndaw yi nga xam ne dañoo am feebar bi di cancer li ni mel ngir mën leen a jox yaakaar ni ko feebar bi dinañ ko daan. jaajëf Ndeye Fatim Lo xibaar ci benn wàll mi ngi jëm ci mbirum njàng mi jongante baccalauréat octobre 2018 soxal dabaatal gi nga xamante ne bi yenn candidats yi nekkoon ci jafe-jafe xëy na ñoom lañ koy may ñu mën a fexe am loolu nga xam mooy seen baccalauréat centre ba nduppee Amadou Hampâté Bâ fan amala jongante yi daanaka lu ëpp junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw ña nga fa woon bépp matukaay jël nañ ko ba lépp tegu ci yoon Adjara Ndiaye xëyoon seeti leen reportage. ci Sénégal lu ëpp junni ak juróomi téeméeru candidat ñoom nag la ñu boole ci centre bi nga xam ni fii la ñuy defee section octobre bu baccalauréat mu nekk nag ñu feebaroon ak yeneen i cas yi nga xam ni mënuñu woon def li nga xam ni moo di baccalauréat ci weeru juillet bi. comme xam nañ ne benn centre rek la 14 régions yëpp benn centre bi lañ utilisé comme centre donc xam nañ ne loolu sas la c'est pourquoi dès le départ on s'est donné à fond quoi on s'est donné entièrement à fond. Service médical tel nañ ko préparé xale yi nga xamante ni aussi ñëw nañ fii te amuñu fu ñu dëkk ñooñu dañ leen programmé. fi mu toll nii nag lépp ñu ngi jaar. tax man mi nga gis nii tooguma damay def navette nii maa ngi def navette ci jury yi nii pour parce que il faut être regardant quoi en fait. ma mag bi na ñëw moom muy juillet que muy octobre damay ñëw xoolaat infirmerie bi dama pharmacie fii si biir ma xool garab yi ma renforcer garab yi. parce que fii infirmerie du hôpital pour que nag cas bu mënti ñëw ma mën a jël les premiers soins. office du bac daal di jël bépp matuwaay ngir rek li nga xam ne moo di kaawu tricherie yi bañ fee am loolee di kàddu coordinateur jury yi. ci suuf ba léegi amuñu benn problème li ñu jëloon waroon jël ci matuwaay yëpp jël nañ ko préparé nañ ci ay fan avant bés bi nii lu jëm ci affaire sécurité lu jëm ci nu mu tudd encore le logistique lu ñu war a utiliser tout. office du bac def na lu mu war def bibliothèque bi dañ ko aménagé spécialement pour la correction aucun correcteur ne doit sortir avec une copie pour corriger non c'est sur place. ñeenti jury ak série L S G nekk ci centre Amadou Hampâté Bâ bi gannaaw bi ñu defee seen épreuve philo yi ak SVT candidat yi nag bëgguñu woon a wax ci sunu micro yi li ñu jàpp rek mooy dañu bëgg a concentré wu ngir mën a def épreuve yi ci des. jaajëf Adjara Ndiaye dugg ci wàllum politique ak fa nga xam mooy Fatick ña fa nekkal waa PS ca gox ba jóg na duut baaraam Barthélémy Diaz ñoom daal jàpp na ni Barthélémy Diaz noppi moo ko war ca moom li mu nekk mooy ñoom seen bëgg-bëgg mooy suqaliwaat parti PS ca gox bam ñu dem ca gox ba ànd fa ak Mamadou Diop.
meetingu parti socialiste bi nga xam ne amaloon nañ ko ci Thiaré Dial gi te nekk ci département bu Fatick nekkoon na kat occasion boo xam ne ñi ànd ak Ousmane Tanor Dieng dal nañu ci kaw opposition bi waaye tamit tontu nañ bu baax a baax ki di Barthélémy Diaz. maa ngi déglu Barthélémy Diaz démb ak barki démb ci ay kaddu yu tëggandikuwul muy tudd suñu secrétaire général sur le président Ousmane Tanor Dieng di wax bay tudd waxu ambulance ci koo xamante ne en fait Barthélémy xamante ne baayam la man may ñaawlu wax jooju xam ne Barthélémy yàgg naa ak moom ñoo défendre le mouvement national des jeunes xam naa ko je l'ai pratiqué xam naa ne Barthélémy politique am yëpp violence verbale la saaga la xamul leneen loolu aussi soo leen ko gisee parce que Barthélémy aussi njàngam soriwul niveau d'analyse am aussi est très limité loolu ñëpp xam nañ ko. ci biir département bu Fatick parti socialiste gannaaw ba ñu ko daane ci atum 2000 situation dafa doyoon waar loolu moo waral ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitee ne dañuy def seen képp lay kàttan ba fexe ba dekkilaat ko ci boobule département. période boobu yëpp ñu nekkoon ci opposition bi xawoon na métti donc xëy na responsable yu bëri la ñu mënatuñ ko woon militants yi aussi suñu gisee ci responsable dañuy toog mais suñu demee ba à un moment donné des jeunes comme ñun dellu si jël le parti en main suñu base yi au niveau des comités au niveau des sections pour dundalaat ko je pense que population yi nangul nañu ko population yi déglu nañu te population yi aussi ànd nañoo ceeg ñun. biir commune bu Thiaré Dial gi waa PS kat am nañu gan gu bees te ñu koy wooye Ndeye Faye mu amal nag benn meetingu rentrée politique ngir gën a fësal duggam bu baax a baax ci boobule parti ci kanamu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci arrondissement bu Jaxaaw. Mamadou Diop jaajëf xatar bi ko foofee nga xam mooy Fatick xuus wutali fee nga xam mooy dëkk ba ni wooye Ndang Kunta de dëkk la boo xam te ne bi ñu ngi fay waajal ndaje mu rëy ni ab gàmmo amal nañ fa ab CDD waaye kilifa yi kat nee ñu gox boobee la mu manqué bari na lool tumuranke nañ loof nañu te itam dana sonn ci digg yi maanaam daal digg yi moom dafa bari ca digg yi li muy bari nguur defu ca lenn dañoo bëgg nag digg yi dakk ca jëf mën a am kenn ci ñoom kàddu jib na muy Serigne Babacar Sidi Kunta la mu dénk suñu correspondant ba ca sigi ci wax ba tey ndax jàngoro feek saafarawul jàngoro la te bi ci jiitu nga xam ne moo ëppal solo tey gàmmu gi ñu war a taxaw mooy yoon wi di yoonu ndànk ku ne xam na ni fi mu ne ci nawet la ñu nekk yoon wi taw bi ak ndox mi taana ci yoon wi yàqu na yàqu goo xamante ne nii fii mu nekk nii te ba fii mu nekk nii amaguñ ci solution te gàmm gi la 13 la te luy kaar wala ngay biis wala ngay oto bu mag tey mënoo jaar ci yoon woowu pour ñëw ndànk réew mi nag dañuy maanaam du ñu bàyyi nag ba jaan dem ñu topp ci wàtt itam di dóor maanaam bàyyi ba nga xamante ni dégâts wala musiba wala benn catastrophe day am ci mbir ba pare ñuy doog a taxaw di seet loolaak nu ñu koy fangeek nu ñu koy nangam yoon bi daal ala kulli xaal xamees na ni pour oto yi jaar ci yegg ndàng ci sécurité am na risque loolu nag ñu ngi koy xamal ñëpp di ko xamal autorités yi. am nañ jafe-jafe ndox am nañ jafe-jafe faju am nañu yeneeni jafe-jafe gàmm gu day ni gàmmu ndànk nga xamante ne nii famille Kunta yëpp ci Afrique ñoo fay daje sous région bi yëpp ñoo fay daje waaye booy seet ba tey état taxawaay bi mu war a taxaw ci dimbale gàmm gi ak jàppale ko ba tey loolu des na des goo xamante nii sax buñ ko waxoon sax wala buñ nekkoon ñuy wax ak di jooytoog tawat bu ñu waxoon loolu sax nit dina ni lu mel ni yaakaar naa ni amatul ci réew mi ndax gàmm gu toll noonu bu dee am ba gàmm gi jeex maanaam dooni benn taxawaay la nguur yëkkati taxaw ko jàppale ko gàmm googu loolu ci taxawaay bu mel noonu doy na waar ba passé dayo ma nga noone muy waaj bu ñuy waajal gàmmo Ndang Kunta nekk ca région wu Thiès département wu Tivaouane kàddu yooyu le Daouda Thiandoum moo ko taataan xibaar yi wu ci beneen mbir wax naa ko sàng bopp xibaar yi mi ngi soxal mbirum paju gi daanaka bu ñu waxee mbirum pajum bët xel dem ci centre bi ñu duppee bopp ca mu doon léegi centre El Hadji Malick Guèye wala El Hadji Malick Guèye kon centre boobee jàppale ni daanaka wet naa wax ni la mu tumuranke bari na lool ña fay yor centre ba nee ñu jot na nguur gi dimbali leen jox leen doole jëmtukaay ànd ak ab subvention ba mu solo ñu ngi ko xamle ba doon amal consultation jëm ci wàllu guni mel ci teewaayu Mansour Sow reportage. jafe-jafe yi gët bokk na ci lu ëpp lu ñuy saytu nag ci l'hôpital yi nekk fii ci Sénégal jafe-jafe yooyu la nag ñii di mag ñi la ëpp lu muy dal li ko waral nag du lenn lu dul seen ñàkkuk moyen wala léeg-léeg sax at yi ñu am.
képp koo xam ne rek fii seetlu nañ ne soxla nga accompagnement beneen boo xam ne pour nga mën a améliorer sa santé danañ la orienter ñi fi nekk médecins yi fi nekk danañ la orienter nga dem yàlla centre de bopp qui agit en association danañ la yónnee foo nga xam ne da nga mën a continuer sa traitement ba nga xam ne di nga mën a sant yàlla. soo jëlee téeméer suñu xayma juróom benn fukk wala ak lu teg ci li ñuy faj ci bët daanaka ci Dakar fii ci dispensaire bopp ak Parcelles Assainies ñoom ñoo ci féete kaw. données yi ñoo ko génnee def graphique yi soo ko xoolee même soo jàngul soo gisee di nga gis li nga xam ne ni moo gën a kawe suñu boolee loolu boole ko ak yeneen hôpitaux yi am fii yëpp ci Dakar wala sax ci région yi donc loolu day wane ne rek ne tey war nañu taxaw seetlu xam ne suñuy tëral politique nationale de santé oculaire USE waru ci féete gannaaw. xalaat bi le nag mi ngi jóge ci kuréel gi ñu duppi Lions Club ak Union pour la solidarité et l'entraide di ñaari kuréel yoo xam ne nag dañoo joxante loxo rek ngir liggéey ngir jàppale askan wi. wante nag seetlu bi benn la fii ci Sénégal bariwuñ fi luñ fi am ay kuréel yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum bët. centre bi di centre bopp ña ngi ko taxawal nag ca 1955 boobu ba léegi ay moyens boppam lay doxee mu mel ni nguuru ku Sénégal jàppalewu leen dara. appui technique yi ñuy joxe ci yeneen structure état yi muy équipement muy personnel ñu xam ne aussi centre de bopp ak dispensaire Baobab bii ay nit a ko boole lënkaloo ko di ko fonctionné loo ñu andi si seen loxo muy nguur gi muy aussi collectivité locale yi muy mairie yi muy mairie ville comme muy mairie yi nga xam ne ni tey mooy ñu ngi fii Parcelles Assainies ñooñu tey ñu ngi leen di lancer appel assis pour que ñu ñëw aussi fekk suñu aussi ci liggéey boobu pour mun a ñu jàppale ndax ci askan wi rek moo ñu tax a jóg. ci bëccëg gi rek centre bi ñu duppi le Baobab nekk ci Parcelles Assainies nekkoon na célébé yoon ñi nga xamante noo amee problème mu gët gannaaw bañ leen saytoo nag dañ leen di gunge ci lépp lu jëm ci wàllum seen traitement. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow ñu daal di dugg ci wàllum tàggat yaram dem ba ca commune ba nga xam mooy commune Batoufo Camaracounda ab commune la bu nekk ci daanu ko Ziguinchor foofee jàppale ni fa la waa zone 6 bu ODCAV amale li nga xam mooy seen final amal nañu ko fa donte jëmtukaay yi néew na lool teew def nañ kem kattan ba ñogantey amoon solo lool ñu xuus ci gox ba ànd faak Moussa Ndaw ànd ci ak Cheikh Ndiaye Badji. zone 6 bu Batoufo Camaracounda te bokk ci ODCAV renouveau bu Ziguinchor daal dina amal la finalu phase groupe final boobu nag ki ñu ko ndeyalee woon moom mooy Assom Aminata Diatta nekk directrice commerce extérieur ba pare doon présidente mouvement jàppo ak Assom nga xam ne rafetlu na lu baax tànn bi ñu ko tànn def ko ndeyu xew-xew boobule. waaw xanaa kontaan rek ci tànn bi ñu ma tànn pour ma nekk marraine ak final bu zone 6 bi may remercier organisateurs yi bu baax ak góor li ñuy def yépp pour que activité bi déroulé wu ci ay conditions yu baax a baax di rafetlu lool bu baax di wax ni suñu teewaay fii vraiment pour rafetlu vraiment taxawaay président de la République bu mu taxaw pour jeunesse de façon générale mais jeunesse Casamance en particulier donc activité bu mel nii mënuñu koo organiser tànnuñu te duñu mën a ñëw duñu xat-xat il faut que ñu ñëw. final boobu nag ñu ngi ko joué ci ab terrain boo xam ne kenn xamul lu muy niru ndaxte amul clôture te terrain ba daanaka baaxul ba tax nag ki nga xam ne moom mooy jaraafu commune Batoufo Camaracounda nee na daal ci nu mu gën a gaawee danañ clôturer li nga xam ne moom mooy terrain bu Faye Bayndouk ndax xale yi mën fay def seen i jongante. commune bi infrastructure yi ñu ngi waaj dañu yeex a ñëw mais c'est quelque chose yoo xam ne dañ ko programmé ni infrastructure sportive dina am ci commune bu Camaracounda soo gisee mu xaw a yeex financement bi moo egsiwul mais déjà kayit yi signé nañu kayit yi léegi nag financement la ñuy xaar pour que ñu réaliser benn terrain de football ci Buro Faye Bayndouk. phase groupée yi amoon na ci anam yu rafet waaye li ñuul ci soo mi rek mooy xeexoo yi amoon ci demi-finale bi muy li nga xam ne ne kii di Jean-Pierre Ndinkoli di président zone boobule mi ngi koy naqarlu. waaw violence bi daf ma bett. lii ñoo am loolu daf ma bett parce que man dama ne woon jarul sécurité entre nous ñun ñoo moom suñu dëkk ñun ñoo moom suñu commune ñun ñoo yëg difficulté mu nekk suñu commune moo tax prévoir ñu mais quand même ñun entre CD dañuy toog waxtaan xool ban mesure la ñuy jël pour que genre violence yi bañ a am dans la commune de Batoufo Camaracounda parce que commune de Batoufo Camaracounda lu ma waxee c'est une commune sensible donc ñun bëgguñu encore ces incidences yooyu encore dans la commune.
finalu zone 6 bu Tupa Camaracounda nag te amaloon nañ ko ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Ziguinchor ak ancien arbitre international di Badara Diatta ak ñi nga xam ne ñoo fi defoon jaloore ci jamonoy Casa Sport gu njëkk di Demba Ramata Ndiaye ak Bougazeli. jaajëf maga noone kon loolu moo la fu laaj xibaaru marax ci seen télévision DTV sant leen gërëm leen ci ànd beek ñun dana amaat xabaar incha allah skit 20h jotee ci français lay doon Mouhamadou Diallo moo koy faram fàcce ñaan la ñuy bokk Fran Jàmm suñu programme illa li xaw. L'actualité sportive revient sur la DTV. À travers votre émission Débrief, tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. Pikini Production, DTV, ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi.